Yes. Assalamualaikum jamak jamak xewal ak xewal la waa sama gaay maa ngi leen di siyaar di leen bégee waa kontaan ci yéen ñëpp waa maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam waa askaaw mondi maa ngi leen di bégee waa dañu ne ku lim juum nag waaye ku limul tamit juum donc moo taxit nag duma mën a lim ñëpp waaye duma mën a bay noonu dina am ñoo xamante ni foog ma lim leen waaw maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin di nuyu Assane Diop depuis aux États-Unis dama ne gay Cheikh sama jinne bi maa ngi lay bégee di nuyu Babacar Kébé depuis Italia waaw sama best sister yi maa ngi leen di bégee di leen siyaar waa di nuyu suñu grand frère yi ak suñu kilifa yépp ñu nekk ci panel yi waaw askaaw mondi maa ngi leen di bégee nag aja yes yes donc son bi ma koy délicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H waa di ko jox waa vrai combattant de la liberté waa Karimisti donc sama gars yi c'est pour juste vous rappeler mooy suñu émission ak Kikal la waa Kikal la émission bu ñu doon def ci askaaw monde chaque samedi waa daa nekk émission boobu dañ ko arrêté woon waaye dañ ko war a redémarrer ce samedi buy ñëw nii mooy samedi bii nii samedi bu ñu toll nii dañu war a fayti nii dama ne ci kaw rimbin nii waaw ndax bëgg a singin nii mais nag xam naa ni waa angle ba njaaxle seen xel la dina toll ni Pikine nii maa ngi leen di bégee waa émission bi Kikal la c'est samedi à partir de 20h ci temps Sénégal la waa mais ci diaspora bi 22h la donc sama gars yi xam naa ni di ngeen teew waa na ngeen jóg taxaw assalamualaikum mbadi mal mbal kontona mbal tentula mbal jayla al dokoma al kotoma munketa shirifti al badima al kanunte nko mbal kontona mbal tentula mbal jayla wana kontonro mba folo la munketa na futur président ma munketa Karim Wade ani madame la présidente Hélène de la Chopin be Assane Diop kontona depuis aux États-Unis Babacar Kébé mbe kontona bultan ani flaname singa kile laja ke bultan ani saba gay Cheikh sama jinne bi mbe kontona fanfan wambadi mal c'est pour ka fale ko émission ka munkenu askaw monde wala émission Kikal lati wa a émission lotanu ne bari sa nyanta wilindi la le côté ke donc a nyanta kala nyi samedi mun kana nyi samedi mun kana de mbe nyi samedi au fond le made nyi mun fele mbalaja ouais mais c'est à partir de 20h au Sénégal mais 22h diaspora tolong nko idea nko ayule mo kana kam fade yes aja alkodi yes waa askaw mondi maa ngi leen di bégee bu baax di leen siyaar waaw man la Chérif waaw maa ngi leen di bégee nag waa di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu suñu futur président Karim Wade madame la présidente Hélène de la Chopin Assane Diop depuis aux États-Unis waaw maa ngi nuyu sama jarbaat kooku du Soxna bu Paris waaw maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar aussi fàttewu ma la yow maa la war a jox soxna waaw sama gars yi c'est pour vous rappeler ce samedi mooy seen émission Kikal la samedi bii nii waaw dañ ko war a commencer waat donc dama bëgg yéen ñëpp ngeen bay ci xel su ko defee affaire yi jolli daa nekk affaire bi askaw monde la
forever la taal bu yàlla taal la dama ne te kenn mënu ci dara c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état bambankat la puissance à l'état dëgër kacca donc vous serez dama foog ne xam naa ni carrément vous serez connecté câble scotché branché ci Askaw Monde bi ndaxte affaire bi forever la big respect à tout le monde man yes asalaamaaleykum waaw jàmm ak jàmm xewal ak xewal sama gaay maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen bégee kontaan ci yéen ñëpp di nuyu ku nekk turam ak santam waaw suñu combattant yi suñu kilifa yi waaw ak suñu sœur yi maa ngi leen di bégee bu baax a baax di leen siyaar waaw lu neex du doy nag léegi xam naa ni dinañ dalal suñu gan bi kooku di Moustapha Mbeng Askaw Jolof waaw Moustapha Mbeng Askaw Jolof yaa ngi ci biir donc gaay ñu nekk ci ruku jinne yi angle ban jaaxle Yunkulum Town bëgg naa ngeen teew nag waaw ñu dalal suñu gan bi maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar nag waaw le combat continue. asalaamaaleykum Askaw Monde maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ñëw rek di rafetlu kaddu Serif yi wax dëgg yàlla di wax ne xam naa première phase bi jàll na dañuy dem ci deuxième bi comme niñ leen ko diggee woon ci commencement bi dalal nag ki nga xam ne ni tey mooy Moustapha Mbeng di Askaw Jolof di ko wax ne ko sëñ Moustapha ñi ngi lay dalal ci émission Kii Kan La pour bëgg rek nga ñëw ñu waxtaanee li nga xam ne mooy événement bi nga xam ne moo xew fële sa Jolof lan moo ko waral ak lan mooy waralu bis bi ñu bokk ci waxtaan ak yow kon sëñ Moustapha tey bi ñu la bëggoon a laaj kan mooy Moustapha Mbeng lan nga ñuy wax. waaw kon xam naa ñi patienté tuuti rek Moustapha xam naa nee na moom day def fi siise mi ngi sa bool ba day def fi siise yi moom xam nga rek ñoom mooy loolu. kalaasu kaw siise gi moom bu bool taxawee moom duñ bàyyi leen kon ñu patiente tuuti rek xaar ko kon DJ wala bokk. yes asalaamaaleykum jàmm ak xewal ak xewal kay c'est parti pour le reggae party oh boum yes boum yes les journalistes assassinés et la démocratie est en plein règne. Alors les gars, c'est Koubé Fo Never Again Son Blends. Alors son bi ma koy délicat képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H du ko may les vrais combattants de la liberté waa Karimisti maa ngi leen di ziar di leen bégee lay Shakirou sama thermomètre dama ne yaa ngi ci biir c'est Koubé Fo again. Vous savez bien que notre président a été mal élu. Mais je ne parle pas son nom, hein. Ils ont un système de merde. Mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage l'avenir de toute une jeunesse. Parce que nous avons tous droit au bonheur, la justice et l'égalité de droit. Allez-vous-en démissionner. Le peuple doit travailler, progresser, avancer. Le peuple doit travailler. Le peuple doit travailler. Oh là. Et ce qui m'étonne, il croit que le fauteuil présidentiel c'est son banc ou son lit. Mais les gars, vous savez bien que ça ne viendra pas du ciel. Attachez vos mains rebelles. Tu dis merde à leur système de merde. Mon peuple n'a que fait des ingrats. Il a tout donné. Ils ont marché, crié. Yes. Yes, c'est Koubé Fo.
Les gars, l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas encore l'heure, mais après l'heure ce n'est plus l'heure. Alors levez-vous pour vos droits. Yes. waaw kay salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Askaw Monde di nuyu ñu fi nekk ñëpp sëñ Babacar maa ngi lay nuyu Souka Seck suma jigéen suma xarit Khadim Gueye Askaw Bagdad maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax sa Moustapha Mbengue le coordinateur du mouvement Askaw Jolof ñu gën ko xam doomu Jolof maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax wax ngeen dëgg dama doon def yu faaleen ci loolu laa nekkoon dama newoon ci ma Babacar Kébé di woo maa ngi ci restaurant bi moo tax xam nga fi may liggéeyee laa nekk te xam nga yaa ma gën a xam yu fi faaleen day xaw a compliqué fii mais ziar naa ñëpp kontaan ci yéen bu baax a baax bisimilah maa ngi nii yéen laay déglu jërëjëf Askaw Monde émission ki kan la ñi dalal bu baax Moustapha Mbengue bu Askaw Jolof sëñ Moustapha tey buñ bëggoon a xam Askaw Jolof nan la taxawaayam ak Askaw parce que des fois dañuy dégg rek Askaw Jolof waaye taxawaay Askaw Jolof nan nga fexe ba créé rek tënku tuddee Askaw Jolof ñëpp di basé wu Moustapha Mbengue Askaw Jolof lan moo waral tur bi. waaw koy taalibe Cheikh gannaaw bi ma nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu suñu Assane Diop moom bu dee fekk suuf di nuyu ñi fi nekk ñëpp di leen ziar bu baax a baax di leen jégalu tamit ci tardement bi Askaw Jolof na yaakaar naa comme Askaw yëpp la parce que installé guñu ko te man maa fa nekk du ma nekkee fii nekk Dakar di yëngu ci affaire Karim Wade booba sax nekkum benn mouvement maa ngi nekk fii port booba di xulul Karim di weranteel Karim ba amoon sax benn waay bu ma gisoon bu ñu wax am ak le grand Coly te mu nekkoon Dubai port ñoom ñëpp nekkoon bëgg Karim ma àndagoon ak ñoom ba demoon na benn instant ba lijjanti woon licence pour war a seeti Karim mais bi ñu ko waree seeti semaine boobu noonu dañu baare suñu licence yi yaakaar naa ne mujj ñu ko seeti semaine boobu ci la Karim mujjee génn boobu ba léegi nag ma nekk di ko xulool di ko weranteel ba benn waaye gis ma bu ñuy wax Moussa Dieye nekk fii ci port autonome de Dakar di fi liggéeyee fekk may werante sonn loolu mu woo ma toog waxtaan ak moom mu ne am naa sama benn rakk nii nga sonnee noonu la sonnee ne dinaa la boole ak moom ngeen liggéey xam naa di ngeen mën a nekk ci la ma jox numéro Babacar Diop bu benn tali moom mu nekk jàmbaare ka ma jokk ak moom mu ne ma Mbengue danañu ànd danañ def lépp macha allah mu dugal mu biir Askaw ma nekk ci boobu léegi nag yaakaar naa ne yoon bi métti na yàgg na waaye rëccute amu ci parce que xam nañ ci lu bari xam nañ ci luñ ci xamutoon te ba ñu demee Jolof di fa njëkk waxu Askaw di waxu Karim Wade dañu doon ree naan ñu koo xam dañ ko génn dëkk bi koo xam dañ ko dàqe waaye mbër bal si jaaxaan yi yu ma ree di wax boobu ba léegi ma topp ci wax ba yaakaar naa tey am na ay jeunes yu bëri yoo xam ne nii déggoo nañu ak man ba su ma taxawoon tey woote dañ ma wuy si ma dëkk di waxtaan ak ñoom ci lu bari waaye nag comme sampaguñu cellule bi te xam naa ne instant bi du yomb ñu di ko samp parce que jamono bi moo toll foofu xam naa ne fekk élection yi incha allah danañ ko valider comme ni ñu valider cellule yëpp incha allah merci à tout le monde ñu dégluwaat tuuti. asalaamaaleykum Askaw Monde man la Assane Diop chargé des finances stratégie maa ngi nuyu Amadou Dramé fii Massaly maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Gawsu maa ngi nuyu Souka Seck maa ngi nuyu Babacar Kébé maa ngi nuyu aussi mami maa ngi nuyu Gaye Cheikh maa ngi nuyu Khadim mooy defe naa les animateurs di émission Ki Kan La di leen féliciter ci liñ reprendre émission bi parce que loolu mooy normal loo xam ne moom da nga ko def mu commencé law am succès doo ko bàyyi da nga koy defaraat mu gën a baax di féliciter aussi innovation yi ngeen ci def daal ne loolu c'est très bien di wax rek nekk nañ na ci ñëpp jàpp aussi pour que mu gën a law mu gën a am succès ku ci am idée aussi luñ ci war a innover maanaam luñ ci mën a kii aussi war na ko mën a wax comme ça léegi yokkute rek lay indi di wax ne aussi di vraiment féliciter aussi suñu coordinateur bi nekk fële Italie muy kii Babacar Kébé parce que dox na ci lu mu ngi ci fan yi yëpp pour que émission bi taxawaat et puis gën a baax di nuyu aussi soxna Oumy nga xam ne moom mooy ubbi panel bi chaque matin di wax ne dinaa duggaat léegi nag pour affaire thème bi mais di wax rek aussi que ne li ma leen proposé loolu proposition la rek yéen ay décider li ngeen bëgg kii waa émission Ki Kan La su ngeen mënee indiwaat docteur kii Dieng bi nekk fële responsable des élections PDS parce que et puis ngeen posé ko ci affaire ñu mën ko posé ci affaire ndox mi lu tax Sénégal ñàkk ndox est-ce que Sénégal war na ñàkk ndox et cetera moom war na ci mën a xam dara parce que def naa côté boobu la xarañ pour proposition la rek la nag yéen a koy démarché su dee
convenir na leen parce que comme sujet de l'heure la actuellement lépp lu ngeen si mënti wax lu mu ci mënti wax rek ñëpp dañ ciy jàng pour en vue de pouvoir affronter les électeurs yi et puis jéem a xool ni ñuy daanalee Macky Sall donc di wax ne def naa loolu thème bu intéressant lay war a mën a nekk war na si mën a wax aussi lu bëree bëri loolu proposition la rek aussi amu leen du lu ngeen di war a adopté yéen a xam ni ngeen doxalee seen émission mais dama ko xalaatoon rek xam ne thème boobu thème de l'heure la voilà donc war naa mën a nekk loo xam ne kii naa revenir dugg nag waxaat aussi ci affaire les du ma ko les 3 mousquetaires sax parce que mousquetaires dañoo baaxoon dañ doon sauver nit ñi di kii waaye ñii ñu bon lañ donc naa dugg waxaat ci tuuti rek parce que jarul sore parce que vraiment def naa ne nit ñi Sénégalais yi ak réaction yi gis nañ ko partout te je crois que réglé nañ seen compte ñoom merci beaucoup di nuyu nag la présidente Hélène Ndéla Chopin aussi moom tam sonn na ci émission bi et pour me reprendre voilà merci beaucoup jërëjëf. waaw salaamaaleykum ba tey di nuyu bu baax grand Assane Diop bu Amérique ñu ngi lay nuyu bu baax grand Assane di rafetlu say kaddu di la wax ni noonu rek la di soxla idée ñëpp ndax wax dëgg yàlla liggéey bu mënee dox rek ñëpp ci jàpp kon bu boobaa itam yow en tant que ci li ngay yëngatu am ci xam-xam aussi dañuy rafetlu bu baax a baax nga participer aussi wax ñu say idée kooku ñun dañ koy rafetlu parce que ñun tàllal nañ loxo ñëpp bëgg rek lépp jaar ci yoon kon su ko defee rek ñu ngi lay sant bu baax li nga wax itam aussi itam si Dieng di Cheikh Dieng di ki nga xam ne nii màcc xam-xamam màcc ci wàllu environnement nekk koo xam ne ku am xam-xam la ñu mos koo invité incha allah li nga wax noonu dañ ci ba xel dañ ko tënk itam aussi incha allah fas yéene liggéey si ak staffu émission Kii Kan La invité ko incha allah mu nekk invité de marque parce que mos naa jaar fii nii ci émission Kii Kan La ñi ngi rafetlu bu baax a baax loolu lañ soxla ku nekk indi sa idée ku nekk wax sa xalaat ci li nga xam ne mooy doxal liggéey bi kon ñi ngi lay sant bu baax grand Assane di rafetlu say kaddu di gërëm bu baax nag aussi itam grand Damfa bu Atlanta ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la sant di la wax ni yow ko combattant pire nga kenn du la dégg waaye jàmbaar nga xeexkat nga kon ñi ngi sant ñëpp ki nga xam ni participer nañ ci biir émission bi di wax ne noonu la rek ñun ñëpp nañ ànd bokk liggéey jëmale benn but lañ am mooy lañ jëlee fi Macky Sall yàlla nañ ko yàlla may ndam jërë ngeen jëf. waaw Moustapha ma ñëw rek laaj la benn laaj buñ la doon laaj Moustapha Meng kan mooy Moustapha Meng nga wax ñu fan si lan nga yëngatu exactement kan mooy Moustapha Meng ak taxawaay bi nga xamante ne moom nga taxawee Jolof. Moustapha ma lay remercier si réponse bu leer boobu noonu mais bu may kii rek damay ñëwaat ci Jolof par exemple si découpage administratif Jolof ndax mun nga ñu wax Jolof nan lañ ko découper si loolu yi tamit ma posé waat la deuxième question lan nga xam ci histoire Jolof ndax bu ñuy xool ci histoire Sénégal dañuy siy tudd ay tur par exemple lu mel ni ay Lat Joor Jóob Amari Ngoone Sobel ay Buurba Jolof ay Alboury Njaay genre yooyu noonu léegi nag ma bëggoon la laaj yow lan nga xam ci histoire Jolof. su ko Jolof moom ni ma la ko mën a waxee su ma yóbboon ne mooy Sénégal parce que Jolof dañ ko découpage mi ngi mel comme bi ñu ko découpé woon comme les royaumes du Sénégal yaakaar naa ne comme ay Jolof ay Siin ay Saalum ay Bawol ak yooyu Jolof noonu la mel te yaakaar naa Jolof moo ëpp yëpp ndax Jolof bi ñu koy jëkk découpé demoon na ba yaakaar naa tey Touba màgg na ba dugg Jolof ndax boo demee mag ñi dañ lay wax na la boo génnee Bawol poto bi nga xam ne moo séparé woon Bawol ak Jolof poto boobu mi ngi biir Ndindi léegi kon Touba lu ci bëri ci Jolof la bokk ba tey boo duggee ci biir Jolof tamit yaatu na yaatu goo xam ne nii macha allah te lu ci ëpp na mi ngi nekk ci département Linguère bi te département Linguère bi yaakaar naa mi ngi composé ci 19 communes loolu composé 19 communes yi commune bu ci nekk wala composé plus de ay villages yu bëree bëri fu mel ni man fu ma dëkk muy commune Mboula composé na de 42 villages kon Jolof nekkul lu ndaw te li tax Jolof ñu ko tudd ci histoire yi maanaam buur yi ñoo taxoon sax ñu gën a tudd Jolof di tudd Jolof ci lu bari ci mel ni ñoom Alboury Ndiaye Njaajaan Ndiaye ay Buurba Jolof ak yooyu ak yenn Alboury yi nga xam ne jaaroon nañ fi ba ci Alboury bi nga xam ne moo décédé en Niger 1902 kooku mooy Baye Bouna yaakaar naa moo gën a lancé histoire Jolof sax waaye Jolof moom yàgg naa dégg
Alboury mooma mooy bàyyi buuna te li ma la waxoon rek nee naa la Alboury te militaire yi daan ànd ak moom te soldat yi daan ànd ak moom am na ci kenn koo xam ni sama maam la direct ci man kooku macha allah loxo ba waxoon na trop moom lañ daan wax mooy leen waa Mbengeen dañoo tàng loxo moo nekk noonu am naa bu ma bañ aju gudd ñu ko. jërëjëf sëñ Moustapha ci question bu tontu bu am solo boobu di la wax ne Moustapha journée bi journée culturelle la moom la ñu wax dafa am benn responsable bu nekk Jolof bu organiser journée bi responsable politique wala ay jeunes wala ay mairie ñoo ko organiser wala nan la demee noonu ba nga xam ne tey da ngeen koy organiser mu nekk journée boo xam ne journée bu rëy la dégg que le 26 la ba le 27 nan la journée bi seen taxawaay ba mën a organiser loolu dafa nekk ay parti politique yu nekk biir Jolof ñoo organiser loolu wala lan la jërëjëf. Serigne Babacar Kébé journée culturelle bi benn association bu ñuy wax ADM association pour le développement de Mboula moo ko organisé association bi ne yaakaar naa association yi ko gën a riche Jolof amul bu fekkee am na tamit man gisaguma ko jeunes yu bëri ñoo si nekk am na ay politiciens yu ndaw am na ay politiciens yu mag am na si ñoo xam ni sax ñu ngi ci biir mais dañuy làqatu ba ci am na si sax koo xam ni mën naa ko tudd mooy honorable député Aniya Mbeng kooku ci biir association bi la bokk parce que Mbouloo dëkk comme ñun ak ñeneen am na ay adjoint au maire am na premier adjoint au maire ay conseil municipal ñëpp bëri nekk ay jeunes ñëpp bokk nekkandoo si biir association bi nag culturelle du politique waaye ci biir association bi biñ koy samp dañu noonu association bi politique wu ndax gisaguñu ku ñu doy ci jamono boobu biñ koy samp loolu la ñu déclaré woon waaye ci biir association bi jeunes yi si nekk mooy membre yi nga xam ñoo ne si biir association bi bëri na si ñoo xam dañuy politique am na si ñoo xam ne nii ñi ngi biir PDS am na si ñoo xam ne ay karimiste lañ comme man am na si ñoo xam ne nii ñi ngi bokk grand parti am na ci ñu nekk réew mi am na si ñoo xam ne tamit aussi APR la ñu bokk association bi noonu la tëddee moo tax association mënul politique parce que xam fu mu jëm ba ki nga xam ne mooy président association bi moom ci Modou Diagne Fada la nekkoon xaw ma nag léegi fu mu féete kon ñi maanaam lim lamboo moo bëri léegi nag dañ koy organiser le 26 ak le 27 incha allah mais nag ku nekk da ngay profité di invité say nit xañ na am na ñoo xam dañ la ñëwal am na ñoo xam duñ ñëwal waaye man sama sañoon dinaa bokk ñi nga xam ne dañ may ñëwal profité naa ci invité nag képp kuy membre askaw ku mën a ñëw rek invité naa la ak foo mënti nekk incha allah le 26 le 27 mais le 27 moom mooy cérémonie officielle bi à 16h képp ku mën a ñëw jour boobu laa la invité ci cérémonie bi incha allah. asalaamaaleykum waa askaw monde maa ngi nuyuwaat ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu membre yëpp yi nga xam ne participé nañ vraiment di nuyu la présidente jox ko suñu nuyu mënuñu ko askaw bi yëpp waa diaspora waa Sénégal ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp vraiment Moustapha doon la poser benn question rek loo xam ne dama bëggoon nga indi ñu si leeral donc mooy yow kañ nga nekk karimiste bien avant ñuy téye Karim nga nekk un militant de PDS ou bien biñ ko téye nga gis injustice boobu tax ngay xeexal Karim ou bien ban moment nga nekk karimiste ak lan moo la motiver pour nga nekk karimiste ànd ak Karim pour liggéey ak Karim nekk un combattant sur Karim Wade merci beaucoup. xarit maa ngi jégalu sa message maa ngi koy soog a gis xam naa message ñoo xoon bari moo tax gisuma ko woon xarit man nag boo seetee ay 2014 yooyu su ma yeboonee man boobu laa taxaw nekk ci karimis parce que boobu jàpp nañ Karim bi nga koy soog a jàpp sax def moom benn pression mais bu ma demee ba pression yi xaw a metti ak jaay doole beeg injustice bi man du ma nangu ku ñu néewal doole man sans ay affaire politique sax man ñu dana ni si mbedd sax du ma nangu kuy néewal doole kenn moo tax su ma gisee kuy néewal doole kenn sama xol day bon ndeysaan ba ci Khalifa Sall mesure mu xool ñu ko néewal doole ba yàgg daal sama yaram daw mais presque comme visé naa ci Karim ba pare man Karim laa gëm man moom laay jàpp ndax Khalifa Sall mas naa ànd benn association ñu mas a dem toog ak moom bi ñu naan ko bàyyil parti socialiste mu ne du bàyyi parti socialiste dafa dee ci laa ne kii jërte ànd ak man ci laa bàyyi Khalifa Sall waaye Khalifa Sall laa njëkk toog ak ndax président Karim nag vraiment ñi nga am ay coordonnées waaye ba léegi mosuñu toog mosuñu gisante aussi mais injustice bi daal yaakaar naa ne moo ñu gën a motiver pour ñu jàppale président Karim Wade te incha allah bala ñu ko bàyyi mu dugg pale en 2019 bés bu ñu demee ba nga xam ne dugg na te deful lu xam ne dal na suñu xel wala deful loo xam ne tamit gis nañ ko tamit boobaa comme dab rek mais incha allah am nañ yaakaar si moom te gis nañ ne ku xarañ la te
bi ñu ko jàppee xool nañu ay feem yëpp vraiment fu mu jaar fépp macha allah liggéey bi rafet na te sérieux na wane na boppam daal kontaan nañ ci moom bu baax a baax di ko xaar 2019 incha allah mu ñëw ñu fal ko mu ne suñuy réew loolu daal la ñuy xaar ci moom merci Khadim. waaw jërëjëf sëñ Moustapha si réponse yu am solo yooyu macha allah di rafetlu say kaddu di rafetlu bu baax a baax nangu bi nga xam ni nangul nga ko waa émission Kii Kan La ñëw teew fii sa kër di Askan Monde nii rek la niñ ko defalee Moustapha Mbengue noonu leen ñaan yàlla aussi itam képp koo xam ne nii responsable nga di yëngatu ci biir askaw boo amee événement boo xewle nii lañ lay taxawee comme ni ñu taxawee Moustapha Mbengue di wax ni liggéey bi liggéeyu ñëpp la. comme ni ma ko waxee woon sa commencement ba soxla nañu xelaatu ñëpp soxla nañu xam-xamu ñëpp ndax kuy dem bëgg a yegg il faut nga ànd ak ay nit te ku ànd ak ay nit booy dem da ngay ñime mbokk yi nga xam ne ni ñoo bokk ak ñun nekk ci biir Askan Monde nekk ci biir képp koo xam ni tey am nga loo xalaat woowal responsable yi nga xam ni ñoo nekk ci biir émission Kii Kan La ku mel ni ki ma sœur Souka Seck ku mel ni ki mon frère Khadim Gueye Baxtaat ku mel ni ki Gaye Cheikh le grand technicien de Askan Monde ku mel ni ki Chérif Massali nekk fee sa Espagne ku mel ni ki Mami ñooñu nekk ñi nga xam ne ñooy les animateurs de Askan Monde mbokk yi damay wax ni mi ngi nii Askan suñu yëf ñoo ko bokk lépp lu ñu ñor rek ñoo dox jëm ci kanam kon ñu ngi gërëm bu baax a baax sëñ Moustapha di ko wax ni sëñ Moustapha lan mooy sa kàddu yu mujj. merci sëñ Babacar kontaan naa seen bu baax a baax seen émission Kii Kan La macha allah am na solo di kontaan ci yow ak suma jigéen Souka ak ñeneen ñi ngeen bokkoon ñëpp ak Xaarima consort ñëpp daal kontaan na seen bu baax a baax di nuyu madame la présidente Hélène Dara Chapin moom laa waroon nuyu sax ci départ waaye comme tolluwaay fi mu fekkoon ak dama nekkoon ci prière moo tax mënuma ko nuyu di ko nuyu moom tamit di nuyu grand Assane Diop ñoom Mère Fall suñu yaay suñu xarit Falen boobu ak ñi ne ci Askan Monde yëpp ñi ne ci Askan bi yëpp parce que ay gannaaw gis nañ ci ay jàmbaar ay xarekat ay xeexkat ay jàmbaar dëgg ñoo nekk biir Askan parce que man dama naan équipe bi mi nekk Askan ñun suñu ko ñàkkee est-ce que dana am di benn équipe li ma doon wax comme chaque jour waaye tamit ba kàddu gi may mujjee tàggoo sëñ Babacar su ma sañoon man Moustapha Mbengue su ma sañoon ñi nga xam ne fekk naa biir Askan te xamante ne ñu nekk ay jàmbaar ku ci mel ni le frère Babacar Diop mu nekk sama xarit dugaloon biir Askan ku mel ni Abraham Samake la gaynde gu magoogu jàmbaar massification ñooñu su ma sañoon ñu dox ay tànk ci ñoom ba ñu dësa bi Askan ñu ko na digg parce que gis naa ne ñooñu ay gaynde dëgg lañu loolu su fekkoon mën naa nekk loolu daal maa ngi koy ñaan ñëpp képp ku ci mën a dox incha allah nga def ko ba ñu dellusiwaat biir Askan ñu kon na liggéey bi maa ngi koy ñaan ñëpp merci à tout le monde. di remercier encore ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci émission bi ñëpp ñu ngi leen di remercier di nuyu mon frère Arona Diouf nekk ak man fii ci Brescia di liggéey ci Askan di ko nuyu bu baax di ko ziyaare suñu Arona di rafetlu say kàddu bu baax a baax di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn Pape Laye ñëpp ku lim juum jërë ngeen jëf xam naa ba beneen yoon incha allah ciao jërë ngeen jëf di nuyu madame la présidente aussi di rafetlu wax dëgg yàlla soññee bi ak taxawaay bi nga xam ne mooy émission Kii Kan La gis nañ ñu ci taxawee gis nañ ni nga bëggee aussi tam émission bi jaar ci yoon di wane ni rek lépp rek bëgg mu dox la kon ñi woo ñëpp di wax ni seen émission mi ngi noonu fii lañ ko yemale xam naa ba beneen yoon jërë ngeen jëf wa aleykum salaam wa rahmatullah. merci sëñ Babacar kontaan naa seen bu baax a baax seen émission Kii Kan La macha allah am na solo di kontaan ci yow ak suma jigéen Souka ak ñeneen ñi ngeen bokkoon ñëpp ak Xaarima consort ñëpp daal kontaan na seen bu baax a baax di nuyu madame la présidente Hélène Dara Chapin moom laa waroon nuyu sax ci départ waaye comme tolluwaay fi mu fekkoon ak dama nekkoon ci prière moo tax mënuma ko nuyu di ko nuyu moom tamit di nuyu grand Assane Diop ñoom Mère Fall suñu yaay suñu xarit Falen boobu ak ñi ne ci Askan Monde yëpp ñi ne ci Askan bi yëpp parce que ay gannaaw gis nañ ci ay jàmbaar ay xarekat ay xeexkat ay jàmbaar dëgg ñoo nekk biir Askan parce que man dama naan équipe bi mi nekk Askan ñun suñu ko ñàkkee est-ce que dana am di benn équipe li ma doon wax comme chaque jour waaye tamit ba kàddu gi may mujjee tàggoo sëñ Babacar su ma sañoon man Moustapha Mbengue su ma sañoon ñi nga xam ne fekk naa biir Askan te xamante ne ñu nekk ay jàmbaar ku ci mel ni le frère Babacar Diop mu nekk sama xarit dugaloon biir Askan ku mel ni Abraham Samake la gaynde gu magoogu jàmbaar massification ñooñu su ma sañoon ñu dox ay tànk ci ñoom ba ñu dësa bi Askan ñu ko na digg parce que gis naa ne ñooñu ay gaynde dëgg lañu loolu su fekkoon mën naa nekk loolu daal maa ngi koy ñaan ñëpp képp ku ci mën a dox incha allah nga def ko ba ñu dellusiwaat biir Askan ñu kon na liggéey bi maa ngi koy ñaan ñëpp merci à tout le monde.
yes. Asalaamualeykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal la waa sama gaay maa ngi leen di siyaar di leen béggee waa kontaan ci yéen ñëpp waa maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam waa Askaw Monde yi maa ngi leen di béggee waa dañu ne ku lim juum nag waaye ku limul tamit juum donc moo taxit nag duma mën a lim ñëpp waaye duma mën a bàyyi noonu dina am ñoo xamante ni foog ma lim leen waaw maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin di nuyu Assane Diop depuis aux États-Unis dama ne gaay Cheikh sama jinne bi maa ngi lay béggee di nuyu Babacar Kébé depuis Italia waaw sama best sister yi maa ngi leen di béggee di leen siyaar waa di nuyu suñu grand frère yi ak suñu kilifa yépp ñu nekk ci panel yi waaw Askaw Monde yi maa ngi leen di béggee nag aja yes yes donc son bi ma koy délicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H waa di ko jox waa vrai combattant de la liberté waa Karimiste donc sama gars yi c'est pour juste vous rappeler mooy suñu émission ak Kikal la waa Kikal la émission bu ñu doon def ci Askaw Monde chaque samedi waa daa nekk émission boobu dañ ko arrêté woon waaye dañ ko war a redémarrer ce samedi buy ñëw nii mooy samedi bii nii samedi bu ñu toll nii dañu war a fayti nii dama ne ci kaw rimbin nii waaw ndax bëgg singin nii mais nag xam naa ni waa angle ba njaaxle seen xel la dina toll ni Pikine nii maa ngi leen di béggee waa émission bi Kikal la c'est samedi à partir de 20h ci temps Sénégal la waa mais ci diaspora bi 22h la donc sama gars yi xam naa ni di ngeen teew waa na ngeen jóg taxaw assalamualeykum mbaɗi mal mbal kontona mbal tentula mbal jayla aldokoma al kotoma munketa shirifti albadima alkanunte nko mbal kontona mbal tentula mbal jayla wanna kontonro mba folola munketa na futur président ma munketa Karim Wade ani madame la présidente Hélène de la Chopin be Assane Diop kontona depuis aux États-Unis Babacar Kébé mbe kontona bultan ani flaname singa kile laja ke bultan ani saba gay Cheikh sama jinne bi mbe kontona fanfan wambadi mal c'est pour ka fale ko émission ka munkenu Askaw Monde wala émission Kikal lati wa a émission lotanu ne bari sa nyanta wilindi lale kote ke donc a nyanta kela nyi samedi mun kana nyi samedi mun kana de mbe nyi samedi au fond le made nyi mun fele mbalaja wa mais c'est à partir de 20h au Sénégal mais 22h diaspora tolon nko idea nko ayule mo kana kam fade yes aja alkodi yes waa Askaw Monde maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar waaw man la Chérif waaw maa ngi leen di béggee nag waa di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu suñu futur président Karim Wade madame la présidente Hélène de la Chopin Assane Diop depuis aux États-Unis waaw maa ngi nuyu sama jarbaat kooku du Soxna bu Paris waaw maa ngi lay béggee bu baax di la siyaar aussi fàttewu ma la yow maa la war a jox soxna waaw sama gars yi c'est pour vous rappeler ce samedi mooy seen émission Kikal la samedi bii nii waaw dañ ko war a commencer waat donc dama bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel su ko defee affaire yi jolli daa nekk affaire bi Askaw Monde la
forever la taal bu yàlla taal la dama ne te kenn mënu ci dara c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état bambankat la puissance à l'état dëgër kacca donc vous serez dama foog ne xam naa ni carrément vous serez connecté câble scotché branché ci Askaw Monde bi ndaxte affaire bi forever la big respect à tout le monde man yes asalaamaaleykum waaw jàmm ak jàmm xewal ak xewal sama gaay maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen bégee kontaan ci yéen ñëpp di nuyu ku nekk turam ak santam waaw suñu combattant yi suñu combattant yi suñu kilifa yi waaw ak suñu sœur yi maa ngi leen di bégee bu baax a baax di leen siyaar waaw lu neex du doy nag léegi xam naa ni dinañ dalal suñu gan bi kooku di Moustapha Mbeng Askaw Jolof waaw Moustapha Mbeng Askaw Jolof yaa ngi ci biir donc ñu nekk ci ruku jinne yi angle ban jaaxlay Yunkulum Town bëgg naa ngeen teew nag waaw ñu dalal suñu gan bi maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar nag waaw le combat continue. asalaamaaleykum Askaw Monde maa ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp di ñëw rek di rafetlu kaddu Serif yi wax dëgg yàlla di wax ne xam naa première phase bi jàll na dañuy dem ci deuxième bi comme niñ leen ko diggee woon ci commencement bi dalal nag ki nga xam ne ni tey mooy Moustapha Mbeng di Askaw Jolof di ko wax ne ko sëñ Moustapha ñi ngi lay dalal ci émission Kii Kan La pour bëgg rek nga ñëw ñu waxtaanee li nga xam ne mooy événement bi nga xam ne moo xew fële sa Jolof nan lan moo ko waral ak lan mooy waralu bis bi ñu bokk ci waxtaan ak yow kon sëñ Moustapha tey bi nga bëggoon a laaj kan mooy Moustapha Mbeng lan nga ñuy wax. waaw kon xam naa ñi patienté tuuti rek Moustapha xam naa nee na moom day def yëfi siise mi ngi sa bool ba day def yëfi siise yi moom xam nga rek ñoom mooy loolu kalaasu kaw siise gi moom bu bool taxawee moom duñ bàyyi leen kon ñu patienté tuuti rek xaar ko kon DJ wala bokk. yes asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal kay c'est parti pour le reggae party oh boum yes boum yes Les journalistes assassinés et la démocratie est en plein règne. Alors les gars, c'est Koubé Fo Navaganson Blanks. Alors son bi ma koy délicat képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H di ko may les vrais combattants de la liberté waa Karimisti maa ngi leen di ziar di leen bégee lay Shakirou sama thermomètre dama ne yaa ngi ci biir c'est Koubé Fo again. Vous savez bien que notre président a été mal élu. Mais je ne parle pas son nom, hein. Ils ont un système de merde. Mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage l'avenir de toute une jeunesse. Parce que nous avons tous droit au bonheur, la justice et l'égalité de droit. Allez-vous-en Démissionner. Le peuple doit travailler, progresser, avancer. Le peuple doit travailler. Le peuple doit travailler. Oh là. Et ce qui m'étonne, il croit que le fauteuil présidentiel c'est son banc ou son lit. Mais les gars, vous savez bien que ça ne viendra pas du ciel. Attachez vos mains rebelles. Tu dis merde à leur système de merde. Mon peuple n'a que fait des ingrats. Il a tout donné. Ils ont marché, crié.